mbokk taalibe ñu àndoo wax jërëjëf Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. Seydi Mawlaya Seydou Ousmane Dieng. Chers Mouhadam, chers parrains, chers marraines, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer un homme dont la vie est un véritable témoignage de foi, de dévouement et d'humilité. Un homme dont les actions parlent plus fort que les mots et dont la présence inspire ceux qui ont la chance de le côtoyer. Baye Ousmane Dieng Sall, homme religieux que nous célébrons aujourd'hui à travers ce ziara, est bien plus qu'un guide spirituel. Il est un pilier pour sa communauté, un exemple de compassion, un modèle de ce qui signifie vivre selon les principes de sa foi. Né le 20 décembre 1965 à Nounou, digne fils de Baye Cheikh Dieng et de Mame Diouli Diagne, dès son jeune âge, Baye Ousmane Dieng a été initié à l'apprentissage du Coran sous la guidance de Imam Madiaw Ning, de Imam Dieye, de Imam Alioune Ba, Imam Ousmane Thiam, puis Mohamed Nazir Niass. En 1994, il intègre les services municipaux de la ville de Kaolack. 1995, Baye Dramé Thierno lui donne le Tariqa Cheikh, le Tarbiya. 5 années plus tard, plus précisément en l'an 2000, ce dernier lui donne l'Ijasa. Il est un missionnaire de la Faïda Tidjaniya, un missionnaire de Maulana Cheikh Ibrahim et celui de Thierno Hassan Dème. En 2002, il a eu l'honneur d'effectuer la Hajj à la Mecque, accomplissant ainsi un devoir fondamental de sa foi. Sa vie est marquée par une profonde connexion avec le divin, mais aussi par un engagement sans faille à travers les autres. Que ce soit à travers ses prières, ses enseignements ou ses actes de charité, Baye Ousmane Dieng incarne les valeurs de la religion avec une intégrité qui force le respect. Il nous rappelle que la foi n'est pas seulement aussi une affaire de rituel ou de doctrine, mais aussi une manière d'être au monde. Par son écoute attentive, son soutien inconditionnel et sa capacité à offrir réconfort dans les moments difficiles, il nous montre que la spiritualité est avant tout une force au service des autres. Baye Ousmane Dieng compte aujourd'hui des milliers de fidèles à travers le monde. Grâce à son éloquence, sa profonde sagesse, son engagement inébranlable, il a su inspirer des communautés entières, transcendant les frontières culturelles et géographiques. Ses enseignements résonnent auprès d'un public diversifié, attirant chaque année davantage de disciples. Que ce soit à travers ses presses ou ses conférences, son influence ne cesse de croître, faisant de lui l'un des guides spirituels les plus suivis et écoutés de sa génération. Sa rencontre avec Maulana Baye Ibra Fall. Dans les années 90, que Baye Ibra Fall suivait Maulana Baye Ousmane Dieng. Quand il était dans la Tariqa Mouride, il avait à peine 7 ans. En 2002, c'est à cette période-là qu'il disait à Baye Ousmane qui était son guide. En 2002, il prend le Tariqa Cheikh auprès de Baye Ousmane, où il prit son éducation et devint ce qu'il est aujourd'hui, grâce à lui. 3 années plus tard, plus précisément en 2005, Baye Ousmane lui donne l'Ijasa. C'est en ce moment qu'il est entré en mission et commence à Kaolack, où il donne le Tariqa à ses disciples de Passoir, Djaleng, Hambourg, Dakar, en passant par Saint-Louis. Baye Ibra Fall est un fervent serviteur de Baye Ousmane. En matière de rythme, tout le monde connaît l'implication de la section Passoir Kibritul Ahmad. Aujourd'hui, à travers ce ziara, nous rendons hommage à ces hommes remarquables. Prenons un moment pour réfléchir à l'impact qu'il a eu sur nos vies. Que leurs exemples nous inspirent à être beaucoup plus généreux, plus compatissants et plus engagés envers nos propres convictions. En conclusion, je voudrais citer une phrase que je crois bien résume bien l'esprit de Dieng Sall Baye. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à la richesse ou à son pouvoir, mais à sa capacité à toucher les cœurs et élever les âmes. Merci pour tout ce que vous faites. Que votre chemin d'être guidé par la lumière de la foi et votre exemple continue d'illuminer nos vies. En terminant, je tiens aussi à rendre hommage à Baïta Lapouille. Tu n'étais pas un ami, mais un frère. Même si le destin t'a arraché trop tôt, rien n'effacera les moments partagés ensemble. Un vieux proverbe dit « On ne meurt que lorsque les vivants nous oublient ». Tu ne seras jamais oublié, Baïtal. Je vous remercie.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحلي الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحجة الأولياء والمتقين سيدنا محمد قدوة الشالين، وعن رضي الله عن أصحاب السادة الكرام وعن أوليائه ورثة النبيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، أيها السادة الأعزام والأحباب الفقام والإخوة الكرام، أحييكم وأرحبكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله لديكم وبركاته عندكم. يمجدني أن أقوم أمامكم لنقص عليكم من حياة شيخنا ومميدنا وحبيبنا وشراجنا ومشباهنا الشيخ العاصي عثمان جن سال باي المدينة سال بقدر ما نقتدي به أطال الله عمره وأنتم مرادا. المولد ما يتعلق به. أيها السادة المستمعين وسيدات المستمعات، إن عاص الشيخ ولد في قرية دوندور le 20 ديسمبر عام 1965 حيث بيئة العلم والبقعة المباركة بين كريمين شهيدين باي شيخ جان ومام جلجان. شبه وترارح في عاز القرية حتى بلغ سن تعلم وتعلم في أيدي شيوخ. إمام مجاونين وشيخ إمام جاي وإمام علي با وسيدي عثمان جاي والشيخ محمد نزينيس الخاري. انتقاله إلى الحرفة وما يتعلق به ثم انتقل إلى كسب الماء الفضة والفروج في داخل إعاقة المدينة عام 1994، ثم دخل في فائدة التجاني وتربية عام 1995 في يد بايدرام شرم. وبعد ذلك أجازه إجازة مطلقا. سمعت من حكاية بأنه كان من قبل في طريقة المريدية ولقاه مام شيخ إبراهيم فال لامبو ابن جنسال باي، وقال للشيخ أنت شيخه، ولا سموا حتى رباه في فائدة التجاني. أيها الناس، اعلموا أن عصا الشيخ ما شان يربي أولاد المؤمنين ويشقيهم الحقيقة المحمدية أطال الله عمره وأنتم مرادا. أيها الأخوة في الله، فعل المريد أن يتصف في عاصي الشيخ الطالية الصدق في معبة الشيخ وامتثال أوامره واجتناب نهيه وحسن الظن به وترك أمراض الظاهرية والباطنية وسلب اختبار. وقال الصوفي أبو شعود: المريد الصادق هو الذي لا يتعب شيخه لما عنده من النعدة والعصم. وقال محمد العازمي: المريد الصادق هو الذي سلم نفسه مباشرة بالفعل للشيخ المرسل الحي في أيام السير إلى الله تعالى ليسلك به الطريق إلى أن يقول ها أنت وربك، فيسير المريد مرادا. فإذا انتهى شيره إلى الله وشار في الله بالله مرادا عبدا لله خرا مما سوى الله. وقال أبو العباس المرسي: ليس المريد من يفتخر بشيخه، وإنما المريد من يفتخر شيخه به. وقال أيضا: كل من لم يصبر على شعبة شيخه ابتلاه الله بخدمة النشاء والموت الخلوي. وقال محمد العربية:
مع حرمة الشيخ إلى حرمة الله فقم بها أدبا لله بالله. وقال شيخ عبد القادر جيلاني: من لم يعتقد في شيخ الكمال لا يفلح أبدا. وقال أيضا: المريد صادق مع شيخه كالميت مع مرشده، لا كلام ولا حركة ولا يقدر ينظر بين يديه من حيبته، ولا يدخل ولا يهور ولا يخالف أبدا، ولا يستقل بعلم ولا ذكر إلا بإذنه. أيها المريد، فاعلم أنك لا تنتفع بشيخك إلا بهذه الخصال، فإن لازمت بها لا بد أن تكون مرادا وواصلا وعبدا مخربا وعارفا كبيرا ودليلا مؤيدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا بانيس. يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهدر ولتختفي بالنظرة تختي لنا بزفري. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. jërëjëf Baye Niass, jërëjëf Baye Niass, jërëjëfati Baye Niass, jërëjëf Baye Ousmane, jërëjëfati Baye Ousmane, jërëjëf Baye Ousmane. ñu ngi sant yàlla ci bés bu màgg bu tedd bi, waaye di jiital nuyoo bi ci ki nga xam ne moo di taaru jotaay bi di sang Dramé Thierno. di nuyu suñu sëriñ, suñu soppe, suñu bunt ci yàlla Mawlaya Cheikh Ousmane Dieng. di nuyu Seydi Aliou Ndiaye Babul Hadara. di nuyu Baye Demba Sy ak Tidiane. di wax alhamdulilah beneen yoon ci daje bi nga xam ne daje la ci daje yàlla yi, nga xam ni kenn warul lu ko lu dul di ziyaare suñu sëriñ Mawlaya Cheikh Ousmane Dieng. tey nag dañuy fas yéene wax ci ki nga xam ni moo di Mawlaya Cheikh Ousmane, yëkkati suñu xalima ci moom di jàngat ci ay mbiram. Baye Ousmane ñu ngi barkeeloo ay kàddu yu jëm ci yow ngir ñu mën a barke. fu ñuy njëkkee mooy di wax ci ay waajuram ñi nga xam ne ni ñoo ko meññ, ñu doonoon ay waajur yu sell, doonoon ay maam ci ñun. yàlla yokk seen leer te tas ci seen barke. waajur bu góor bi mi ngi tuddoon Baye Cheikh Dieng, waaye sam waajur bu jigéen mi ngi tuddoon Maam Julli Diagne. ñii ñooñu may jëmm ju tedd gii di keppaaru faydu bi, waaye di keppaar gi law ci mboolem xaalam bi. Baye Ousmane nag mi ngi juddoo ci dëkk bu ñuy wax Ndour Ndour, nga xam ne fii ci Kaolack la. mu ngi gane si àddina le 20 décembre 1965. sa gane si àddina gii nag Baye du hasard, ndax dangaa ñëw ngir jéng damm-damm yi. tax na rëccu wuñu lu ñu bokkee ak yow benn yoon jamono. yaa baax. Baye Ousmane yaa baax. ki ñu bind de laa yaa baax. jërëjëf Baye Ousmane. jërëjëf yow mi ko wax. Sey. demal. Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. ñu wax ci diggante mag ki nga xam ne nii moo di Cheikh Ibrahima Fall Lamp bi nga xam ne moom la teg suñu kanam mu xamal ñu yàlla, génne ñu ci lëndëm indi ñu ci leer. Baye Ousmane Cheikh Ibrahima Fall nit ku baax la, te ku la bëgg la, ku la gërëm la, te ku la sopp la. Cheikh Ibrahima Fall mën nañu wax ni yaay léppam, jël na xolam dundam yépp jox la ko Dieng Saala. Baye Ousmane Cheikh Ibrahima Fall yar nga ko yar goo xam ne nii def nga ci moom mbaax ak xam-xam bi nga xam ne moom la taalibe di toppee sëriñam. tax na ñun ñi ay taalibeem lu ci wuñu benn moom la ñu àndeek moom jamono. ne Cheikh Ibrahima Fall ku baax la, ku yiween la itam, yiween na ci alalam, yiween na ci xam-xamam bi ko yàlla jox.
ma fas yéene wax ci digganteeg Baye Ousmane ak Cheikh Ibrahima Fall ndax Cheikh Ibrahima Fall ba muy am juróom-ñaari at 7 ans da doon topp Dieng Saala naan ko yaay sama sëriñ te boobu Dieng Saala mu ngi woon ci yoonu murit bi duggagul woon ci tarixa Tijaan. Baye Ousmane nag dama seetlu sa digganteeg Cheikh Ibrahima Fall damay jox diggante Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh Ahmadou Bamba ndax nee nañ ci yoonu murit Cheikh Ibrahima Fall moo njëkk a ràññee gu njëkk gi kon dañuy faral di wax naan Cheikh Ibrahima Fall moo feeñal Bamba waaye suñu ñëwaatee ci diggante Cheikh Ibrahima Fall ak Mawlana Cheikh Ibrahim foofu itam bàyyi ngi naan la xat ataana taybul hadim wa Ibra Fall xutbul hadim foofu itam ñu ngi naan Cheikh Ibrahima Fall mu njëkk a ràññee gu njëkk gi jamono di dox ñu ñëwaat ci diggante Cheikh Ibrahima Fall ak Mawlana Cheikh Ousmane Dieng kon jërëjëf Baye Ousmane jërëjëf Baye Ousmane jërëjëf Baye Ousmane Baye Ousmane yaa baax Baye Ousmane yaa gore gën nañ la jox nañ la suñu xol yi yaay suñu lépp wa axiru dawana walhamdulillah jërëjëf Baye Ousmane di wax Baye Ibra Fall dafa ñëw Mbuur nekk fa nekk bu rafet ba bësam bi tey taxaw mu tuddee ko sama mag bu ma bokkal ndey ak baay man ak ñoom ñu bokk nekk ci kër gi yàlla def ma man kese may taalibe Baay ci biir kër gi ñoom ñi ay taalibe Sëñ Tuubaa tey gëm naa ni taalibe Baay bu ma nekk sax ñoom ñoo ma ko gën a bëgg ndax tey Mbuur suñu kër kenn desul ñaari oto la jël uniquement pour ñoo fekk si bisu Baye Ibra Fall bi kon Baye lu ko jiitu mooy sama yaay mu ngi yóbbante nuyoo ci yow kaddu yoo xamante ni nee na am na commencement waaye amul fin ci cofeel ci mbëggeel gi nga xamante ni wan nga ko te jox nga ko Baye Ousmane ñu lay xamal ni Baye Ibra Fall li ñu ànd ak moom di liggéey ak moom rek topp si ron keppaaram rëccuwuñ ko ñun waa Mbour damay waxee si ñaari côté damay waxee ci waa Mbour ci kàddu gi damay waxee si sama kàddu mag ndax dañ koy tëgg ndax heure bi dem na kon ñu lay xamal ne Baye Ibra Fall mu ngi fay liggéey bu am solo mu nekk nag jàmbaar fokk dënn goo xamante ni lépp lu ko bëtam may rek fitam da ko fay àggale amul dara loo xamante ni mu ngi koy xool di ci xalaat wala mu ciy xel ñaar benn ci man mii toog tey su ma ñemee jël micro toog di wax moo ma defar lépp lu nekk ci man moo ko def ci man ba may takk soxna la ma fekk sama néeg def fa lu mu fay def ni ma toogal teraanga fekk la fi ba tey alhamdulilahi rabbil alamin lépp lu ma mën nag moom la lépp lu ma am moom la fit bu ma am moo ma ko jox dañ ni sa sëriñ bu sëriñam teewee wax lu ma def ci yow parce que moom day def te bëggul ko wax kon nag sëriñam dañ koy seedeel ni am na taalibe bu mat taalibe te liggéey na fa liggéey bu rëy ku gis Imu Ngom mii lu mu wax ak kaatim li mu wax nga xam ni kon nekkul sëriñ boo xam ne rek dafay tëdd di nelaw dafa nekk sëriñ boo xam ne dafay liggéey kon nag ñu ngi lay dénk Baye Ousmane nga ñaanalal ñu Baye Ibra Fall ñaanu xaas sa ñaanukaay ba foofu ngay tibbee nga sottil ko mu sottil ñu ndax yow yaay buntu bi Pambooj nag mu ngi lay gërëm mu ngi lay sant mu ngi lay ñaanal ndax defal nga ko lu rëy a rëy am sa bés bu toll nii nga tuddee ko mu def délégation jël ñaari oto suba ba léegi mu ngi fi la yendu bépp xaritam boo xamante ni xam na ko Mbuur rek te ñëpp ñëw nañ ngir fekke bés bi ngir taaral jotaay bi ngir kontaante gi mu am ci yow ak mbégte goo xamante ni am na ko ci yow boo mënee jege si nag sëriñ bi am na cadeau yoo xamante ni indil na la ko fii moo ngi nii jox na la enveloppe bii nag nee na xeeb na ko lool tey bu yoroon ay milliards nee na dala koy jox ndax cër bi nga xamante ni jox nga ko cër bi ak mbégte bi nga xamante ni moom am na ko ànd ak délégation bu yaatu ku ñuy wax ku mel ni Sidi Sène topp na si Youssou topp na ci ñoom Cheikh Diall ñoom ñëpp daal Mbuur daal mën naa di koñ ba kenn desul ñoom ñëpp ñëw nañ ngir fekke bés bi ngir taaral jotaay bi moo yëkkati tableau bii nag jox la ko enveloppe bii naa ko teg sa loxo nee na tey bés bi lépp loo xam ni maanaam defu ko ci rek
maanaam dakaa amul kontaan na lool 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 ci yow. te daje bi yëpp tegtalewul dara fiiruwul dara lu may sant jëfi yàlla sant jëfi Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ci lu gaaw ndax heure bi dem na suñu mbokk Pape Fall ci kàddoom la ñuy wax moo ma gën a jotale kàddu moo ma dàq wax moo ma gën a xam li may wax su ko defee mu ngi wax ne gannaaw ba ñu ñëwee Baye Dramé Thierno ñuy Seydi Taha ak mbooleem muxaddam yu Cheikh Ibrahima yi nga xam ne ronoon nañ tànt bi yëpp Pape mii buñ ko tuddee Baye Dramé lañ ko tuddee rek te ko tuddee Baye Dramé Thierno Assane Deme ko tuddee lépp day delluwaat rek ba sës ci Baye kon loolu yëpp sant yàlla la ñu bëggante ci yàlla moo indi li yëpp kon Pape mi ngi lay gërëm bu baax a baax yow Cheikh Ibra mu ngi lay ñaanal yàlla bul am benn gàllankoor ci sa dund mu ngi lay ñaanal yàlla bul rekkeeku yàlla na yàlla saxal sa diggante ak sa sëriñ yokk say mbëggeel yokk say tëggu daa iman ci barke Baay radiyallahu anhu su ko defee Pape mu ngi wax ne fàttewoo kóllëre sa diggante ak moom kóllëre goo xam ne dara waralu ko lu may yàlla ci gàttal sant na la gërëm na la ñaanal na la yàlla di ñaan liñ ko ñaanal yëpp yal na yàlla nangu ndax Pape bu la ñaanalee rek mooy Baye Dramé ñaanal na la Pape bu gërëmee rek mooy Baye Dramé gërëm na ndax Baye Dramé buggul dara lu may ñenn ci mboolem mbokki taalibe yi ñuy seqante teraanga di seqante mbëggeel di seqante jëflante ak ñoom jëflante bu rafet kon loolu yëpp ci moom lay dellu la ma waxoon rek ñëpp njabootam la ñun ñii ñëpp ñu ko tuddee ki ko tudd ak ñoom ñëpp ay njabootam lañ lépp jëfam la lépp santam la lépp moom la kon su ko defee dafa wax ne ma jox la tableau bi nga xam ne yow la ko jox bu koy jox paaliw mboo mu jox la ko ak askadiye si nga xam ne lu ndaw a ndaw la waaye lu bëri la ci yàlla waxkat yi dañuy wax ne yàlla xeebut yéemut su ko defee Cheikh Ibrahima kay nga jël ko muy addiye paa. alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu kilifa yi teew si jotaay bi di ci jiital suñu sëriñ waa kër Cheikh Assane Deme radiyallahu anhu ak Seydi Mawlaaya Cheikh Mohamed Dramé di nuyu di ziara Mawlaaya Baye Ousmane ak suñu sëriñ bi nga xam ne moo doon def jotaay bi léegi Seydi Mawlaaya Baye Demba Si Babul Hadra Seydi Aline Ndiaye ak mboolem ko ronu tànt bi ñu ngi teew fii di waxal suñu mbokk suñu xarit ci yàlla al muqaddamatu ku barke ku bëgg yàlla koo xamante ne yitteem yëpp dundam yëpp daf ko def ci yàlla muy Seyda Julli Seck mu nekk koo xamante ne ku am kóllëre bu rafet la ak Maam Lamp ñu ngi koy ndokkeel beneen yoon ci bisam bi di ko ñaanal yàlla yal na yàlla saxalal ko te barkelal ko yaa julli ci gàttal wax nañu ne lii kóllëre la boo xamante ne Maam Lamp daf koo féddale mu ne ndax wax na ne am na ay jamono yu yàgg booba yëf yi demeegut nii moom ak ñoom Maam Lamp la woon booba Maam Lamp mu ngi luye woon kër magu maam kii Baye Rahman mii toog booba foofu lañ luye woon yaa julli nee na depuis jamono boobu noonu la leen daan fréquenté te wax na ne daan na fa ñëw di fa yendu di fa passé ay journée dégg nga mu ne kóllëre googu tey moom la toog di fàttaliku bi nga ko tuddee bis bi nee na mu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla yokk la ci zaahir ak ci baatin lépp loo am itam yal na yàlla barkeel ko wax na itam ne naa la jox ci enveloppe bi nga xam ne da koo def pour barkeeloo ko si bis bi rek incha allahu taala su jotul ngeen xam ne man maa jotalut waaye moom jotal na incha allah jërë ngeen jëf. mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu suñu sang yi tedd yi kawe yëpp ñu nekk si doon tànt bi di jiital nuyoo bi ci Cheikh Taha Cheikh Assane Deme di nuyu suñu maam suñu sëriñ Cheikh Mohamed Dramé di nuyu suñu sëriñ di xaritu ñëpp di soppee ñëpp Baye Ousmane Dieng damay faral di wax ne des fois nga gis ku def présentation na sama sëriñ sama xarit ma ne ko da ngaa gën a muus rek waaye xaritu ñëpp la sëriñ ñëpp la muy sëriñ boo xam ne fépp foo dajeek moom ndam rek ngay am sa xol day sedd si
xawma ndax moom mu ngi tiitaroo taalibe yi waaye ñun ñu ngi koy tiitaroo doo dajeek moom mukk ba xalaat sax naan da ngay jël pour joxe hadiya mu ñëw na la kaay sama doom nga am man maa la jox lii loolu yombul ci sëriñ kon ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla may wér si njabootu zahir ak njabootu baatin di nuyu suñu sëriñ Baye Ali Ndiaye moom mi nga xam ne moo waroon jottali kàddu yi di nuyu suñu sëriñ Baye Demba Si ak mboolem muqaddam yi barkeel yi nekk si ron tànt bi fàttewuñ kenn soo limee rek doo matal di jottali kàddu yi nga xam ne mu ngi jóge si suñu sëriñ Cheikh Baye Ndiaye mu jaar si yaaki na ndooy mi nga xam ne moom la Cheikh Ibra Fall boole ci marraine yi nga xam ne at bu jot daanaka mu boole ko ci ndax kóllëre ndax bëgg bi mu bëgg Baye Ndiaye te ñi ay mbokk di lépp di mbokk ci yàlla di mbokk ci deret kon soxna Kiné mu ngi wax ne Cheikh Ibra mu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa kóllëre ci sa mbaax ak yëg bi nga yëg Baye Ndiaye te loolu mboolem ñi nga xam ne sax yaroo nañ ci Kossy Ndorong xam nañ ni nga mel ak Baye Ndiaye man daf may wax say mbir bu baax a baax ndax ni nga ko fonkee ndax ni nga ko wegee ndax ni nga ko joxee cër ndax ni nga koy jëriñee te loolu yëpp su amee nag grâce ak Baye Ousmane ndax moo leen takkee moo leen won Baye Ndiaye boo tax fonk bi nga ko fonk nga fonk ko kon ñu ngi ne yàlla guddal sa fan yàlla na la yàlla may wér yàlla na yàlla yokk la zahir ak batin yàlla na yàlla yokk sa mbooloo yàlla na yàlla yokk sa xabool yàlla na yàlla yokk sa xam-xam ci barke Baay yaa rabbi ñu ngi jéggalu baax si kàddu yi sëriñ bi mu may wax ne sax waxal waaye man moom wax du samay mbir waaye ñi ngi amoon kàddu yoo xam ne fi lañ koy yemale ñi ngi indi woon nag as addiya yoo xam ne bëriwut ak tabla boo xam ne fàkki ne moo la ko indiloon pour njukkalee la ko bismillah man gannaaw bu ñu sant yàlla ak yonant bi sant suñu waajur sant suñu sëriñ tak tey ñu toog fii man nag da ngeen ma baal wax bi daal Baye Ousmane sa xasee toog pour ma wax ci kanamam day diis ci man lool parce que daa nekk suma sàng nekk suma gor nekk suma sëriñ waaw moo tax suma wax day jafe lool te aussi dama bett suma xol bi daa tooy lool ndakam dañ ma force mais bu dul woon force moom duma doon mun a wax mais maa ngi leen di ñaanal Baye Ousmane yàlla na yàgg a taxaw yàlla na ko yàlla wéral yokk ko xam-xam bi yokk ko ci barke moo yàgg a uuf njaboot yi yàgg a uuf taalibe yi yàlla sotti barkam ak xewel ci Baye yépp ci taalibe yi yàlla taxaw maam lamp tamit ndax topp bu mu topp Baye Ousmane njëriñ buñ ci am yàlla ñu law baawaan boo ñëpp xëcc di ko ñaanal tamit koñ bi tey jii mu nekk gan ci koñ bi yàlla ni na ko may koñ bi yépp ñëpp jublu ci moom comme ni ma jubloo ci Baye Ousmane ñëpp koñ bi na jublu ci moom yàlla mun na ko yàlla defal di ko sant yaayam tamit di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ma yàgg uuf njabooti lépp lu ñu fàggu yàlla def ci barke Baye Ousmane bëgg naa wax mais munuma kon nag maa ngi lay sant di la gërëm lépp yow la waaw lépp yow la di ñaanal njaboot suñu sëriñ suñu kilifa suñu lépp tamit mu xam ne moo waral boo lii tépp di am fii baawaan ci Baye Ousmane bu ñu xacc gannaaw maam Baye Niass maam Alsan Dem kon moom it yàlla na leeram des ci njaboot yi des ci taalibe yi yàlla def jàmm ci réew mi def jàmm ci réew julli ci yëpp ngeen baal ma nag ci kàddu bi bugg naa wax mais mënu ma wax. Abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly.
abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly. Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay digil kese la dem Sidi Baram